Dakar bésu samedi 15 mai 1993 gannaaw élection législative juróon coow lu bari ci réew mi askanu Sénégal doon xaar résultat définitif bu conseil constitutionnel. Maître Babacar Seye doonoon vice-président bu conseil constitutionnel quitté bureau ay 15 heures ngir ñibbi këram nga féete woon ci jëppal. ci biir otoom mi ngi àndoon ak chauffeur am di wuyoo ci turu Abdou Aziz Ngom ak garde corps bi di brigadier chef Momar Niang. oto bi daw lu jege fanweeri simili am beneen daamar bu leen topp di ab marque Peugeot 505 ñooñee dóor ay balu fetal ci oto bi maître Babacar Seye nekkoon. vice-président bu conseil constitutionnel ñàkk bakkanam gannaaw bañ ko évacuer hôpital principal bu Dakar. lan moo sabab rayu maître Babacar Seye ci ban contexte la mais loolu lépp baax nañu fàttali ko pour mën a xam li waral bi la histoire. deful benn bilan depuis de la campagne électorale ba léegi Abdou Diouf deful benn bilan. ñoo ngi jóge woon ci élection présidentielle yu 21 février 1993. jëm ca lamb ja di bàkku jóge ca lamb ja di bàkku ko gën. maa ngi gërëm sénégalais yépp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi gërëm surtout. Abdou Diouf gagné ko ci kanamu Abdoulaye Wade. ñi ngi may ñaanal di ma wàccal kamil di ñaanal Sénégal ndax jàmm am fii ndax changement. moom Abdou Diouf amoon lu toll ci 58,4%. Abdoulaye Wade topp ci am 32%. mais dafa bari woon ay njuuj njaaj ci boobu élection présidentielle. dëkk bi naroon tàkk Abdoulaye Wade ne jeunes yi ko toppoon ak ay militants am nañu bàyyi mu jàll donte Abdou Diouf sàcc na élection yi ba gagné premier tour. moom Abdoulaye Wade ne ay militants am nañ ko xaar ci élection législative yi dinañ am majorité assemblée nationale te bu boobaa day mel ni ñoo jiite réew mi. ñu dem ci élection législative yu 9 mai 1993 nguuru Abdou Diouf jiital ci seeni liste Habib Thiam doonoon jëwriñ ku njëkk ci jamono jooju Ousmane Tanor Dieng ñu teg ko ci bopp directoire campagne bu PS mais newul woon ci benn liste. parti démocratique sénégalais ci seen wet nekkoon leader opposition bi jiital seen ponkal yépp muy Abdoulaye Wade Boubacar Sall Ousmane Ngom ak Marcel Bassène. mais problème mu élection législative yooyu noonu mooy Abdou Diouf donte modifié nañ code électoral bi ba am ci déggoo dafa defaat yeneen njuuj njaaj parce que bureau de vote yu mu gagné woon yu bari dañ ko waroon annuler ndax da ngay dem ci benn bureau de vote par exemple ñu ne parti socialiste am na fa 1000 voix alors que ci bureau boobu noonu doomi aadama yi fa war a voter matuñ sax 800 électeurs te bu ñu annuler bureau yooyu noonu Abdoulaye Wade mooy gagné maanaam am majorité assemblée nationale. réewum Sénégal nekk ci benn situation bu doy waar conseil constitutionnel war a proclamer résultat yi mais newul woon lu yomb parce que ñaari mbir dafa amoon soit dañuy joxe résultat yu wérul ne parti socialiste moo gagné bañ a annuler yenn bureau yi soit ñu ne Abdoulaye Wade moo gagné maanaam bañ a tënku ci résultat yi nga xamante ni ñooñu Abdou Diouf yi fabriqué nañ ko ba noppi. conseil constitutionnel nekk comme ni ko tubaab di waxee entre le marteau et l'enclume siggi dee sëgg dee comme ni ko ndem si yàlla si Sidi Lamine Niass doon waxee. ci fàttali entre temps maanaam balaa élection législative yi Kéba Mbaye présenté woon na li nga xamante ni mooy démission am le 2 mars 1993 parce que xajul woon ci yenn yi ki ko remplacé woon di Youssoufa Ndiaye nekkoon premier président bu cour de cassation fii ci Sénégal. peuple bi doon xaar résultat yi ba ci 14 mai 1993 commission nationale de recensement des votes programmé ay résultats provisoires maanaam ay résultats wu négandiku ñu ne parti socialiste moo jiitu am 56%. parti démocratique sénégalais topp ci am 30%. mu des nag conseil constitutionnel bi nga xam ni moo war a publier résultat définitif yi nga xam ni ñëpp a ko doon xaar réewum Sénégal nar a tàkk. le 15 mai 1993 maanaam bi commission nationale de recensement des votes publier résultat provisoire yi ba ca ëllëg sa gars yi di xaar conseil constitutionnel ndax dañuy annuler bureau de vote yi Abdou Diouf gagné te jaarul yoon su ko defee maître Wade gagné. wala conseil constitutionnel day dëggal résultat yi nga xamante ni commission nationale de recensement des votes joxe na ko période boobu nag nit ñi doon xaar
maître Babacar Seye bi nga xamante ni membre la maanaam mooy vice-président conseil constitutionnel bi war a publier résultats yi quitté bureau gannaaw ba ñu amalee réunion ci boobee conseil mu doon ñibbi këram ca quartier bi di Jëppal mu nekkoon ci ab véhicule de fonction R25 moom ak chauffeur am bi wuyoo ci turu Abdou Aziz Ngom ak brigadier chef de police bii di Momar Niang bi nga xam ni moo doon wattu kaaraangeem mais bi ñu yegsee ci corniche ouest bi précisément ci intersection avenue Martin Luther King ak rue des Ambassadeurs benn auto Peugeot 505 dogaale leen tiré seen kaw ay balu fetel. maître Babacar Seye ñu tiré ko ñaari bal garde corps bi di Momar Niang ñu tiré ko benn bal ci genou gauche chauffeur bi rek moo ci amul gaañu moom mi nga xam ne bi mbir mi amee dafa jubal hôpital principal bu Dakar. si ngoon si lañu xamal askanu Sénégal maître Babacar Seye ñàkk na bakkanam yàlla suuf woyof si kawam. réew mi ne tekk dara yënguwul ña doon waajal xeex pour jaamarloo nguuru Abdou Diouf ku ci nekk toogaat sa kër. bi mbir mi amee ci saas yi la ay takk der jubali kër maître Abdoulaye Wade ne mooy premier suspect maanaam ki ji njëkk a joxoñ baaraamu tuuma loolu sax jamono jooju juróon na ay polémique ay organisation internationale yu bari ñaawlu ko parce que li ñu mënul woon comprendre mooy naka la rey di mën a amee ci saas yi ñu ciblé kenn kese maanaam Abdoulaye Wade njort ni moo ko def te loolu lu mat a fàttali la maanaam nguuru Abdou Diouf jamono jooju dañ doon tergiversé preuve bi mooy enquête bi police lañ ko njëkkoon jox après ñu nanguwaat dossier bi ci ñoom jox ko gendarmerie loolu juróon fi coow entre police ak gendarmerie ci noonee le haut commandant de la gendarmerie nationale jébbalee enquête bi gendarmerie territoriale bi nga xam ni colonel Diédhiou moo ko jiite woon. gannaaw loolu comme niñ ko waxee sànq ñu ciblé ay militants wu PDS njort ni ñoom ñoo ko def gannaaw ba ñu tegee loxo maître Abdoulaye Wade déglu nañu itam soxnaam muy Viviane Wade ca ëllëg sa maanaam dimanche 16 mai 1993 ñu arrêté directeur de campagne Abdoulaye Wade jamono jooju nekkoon Ousmane Ngom arrêté aussi Jean-Paul Diaz ak Pape Samba Mboup bi nga xam ni moo nekkoon chef de protocole maître Wade. gaa yëpp man ñu dem dénkaane ma Garba Arsenal port ba foofu Garba am na benn brigade foofu foofu lañ may yóbbu mu gis benn camion ñëw gaa yi naan cëp daal di wàcc nekk am na ku jaar sama ginnaaw ni may wax rek tey sama loxo rek daal di ma yeew daal di bande say bët waaw daal di ma jël dugal ma si kii bi oto bi xaw ma ñu nekk si biir nekkate Lamine Faye sax mu ngi woon si biir parce que nee na ma maa ngi woon si biir oto bi di wër oto bi di wër oto bi di wër oto bi di wër xam ma fu ma nekk ñu ma kii ba ñu egg fenn ñu ne chef ça va ñu daal di arrêté ñu tëral ma ñuy gas jël paaka ñu qui a tué Babacar Seye ma ne ko je ne sais pas qui a tué Babacar Seye di yuuxu nag maa ngi doon yuuxu. yeneen i militants yi itam fekkoon nañ leen siège yu PDS wala seen kër jàpp leen ñu placé leen en garde à vue pour mën a xam ñen ñoo rey maître Babacar Seye. gendarmerie wéyal seen investigation ba ñu dem ba xam ñi ne woon ci oto bi toppoon maître Babacar Seye ba jël bakkanam ñu joxoñooñ baaraamu tuuma ñetti doomi aadama muy Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak ku ñuy woowe Assane Diop te biñ leen jàppee ñoom weddi wuñu woon ni ñoo newoon ci Peugeot 505 bi nga xam ni moo toppoon oto maître Babacar Seye. biñ leen tegee loxo nag li waa gendarmerie njëkk a laaj mooy doomi aadama yooyu ñooy kan lan mooy seen profil ñu koy woowee ci wàllum yoon enquête de personnalité. bi ñu defee enquête bi ñu seetlu que ni ci ñoom ñett mennam Clédor Sène moo ci def njàng mu sori
Assane Diop moom def na service militaire mais enquête bi li mu fësal mooy jotoon nañ ko tëj lu toll ci juróomi atu kaso pour détournement de deniers publics. Pape Ibrahima Diakhaté moom itam def na service militaire mais dañ ko dàqoon ndax doxalin bu jaarul yoon ci biir l'armée bi. après loolu itam def nañ enquête ci ñoom ñett ndax est-ce que am nañ xaalis bu leen may ñu jënd oto bay topp ab vice-président bu conseil constitutionnel mais seetlu bi mooy ñoom ñett ñëpp kenn amu ci moyen maanaam am na ku ne seen ginnaaw ku leen jébbal oto bi ngir ñu def jëf ji. gannaaw loolu itam defal nañ leen ñoom ñett li ñuy woowe examen médico-psychologique te ba ñu noppee ci boobu examen li ñu fësal mooy ñoom ñett ñëpp dara jotu leen ci wàllum xel noppi nañ pour dëkku bépp daal maanaam yoon mën na leen topp ci noonee la leen toppee di leen enquête di teg seen ndodd li ñuy woowe complot ak assassinat jëmm ji di maître Babacar Seye ñu doon risquer peine de mort parce que jamono jooju ci suñuy loi Sénégal ku rey doomi aadama dañ la war a rey. léegi nag bi ñu ubbee enquête bi li tax turu Clédor Sène gënoon cee fës parce que dañu ne moom moo jiite woon mbir mi d'ailleurs bu ñu sukkandikoo ci résultat enquête yi moom moo doon dawal auto Peugeot 505 bi nga xam ni moom la ñu jàpp ni moo rey maître Babacar Seye. Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop ñoom jàpp nañ ni ñoom ñoo tiire. léegi nag bi ñu leen doon déglu di leen laaj question bi moo nekkoon ñan ñoo leen yónni pour que ñu rey maître Babacar Seye moom Clédor Sène biñ ko laajee kan moo leen yónni pour que ngeen sàkkal pexe maître Babacar Seye li mu njëkk a wax mooy maître Abdoulaye Wade moo ko yónni ak yeneen membre parti démocratique sénégalais. après ñu dem ba ci biir ñu ne ku ñuy woowee Ahmed Diène moo leen ko sant ci recommandation ki fi newoon premier ministre jamono jooju ci temps Abdou Diouf muy Habib Thiam te niñ ci jublu woon mooy dëkk bi na tekk kenn bañ a génn gannaaw bi Abdou Diouf sàccee élection législative yi. leneen aussi li ñu wax mooy biñ koy def newul woon pour rey maître Babacar Seye liñ ci jublu woon mooy def lu ñuy woowe simulation maanaam mel ni kuy rey mais jubluwuñ ci woon jël bakkan ba biñ leen di juger ñoom loolu la ñu mainteniroon ak seeni avocat maanaam mosuñu tiire ci kaw maître Babacar Seye ak ñi mu àndal. loolee lépp daan ci ñëw ak li expertise balistique bi fësal lii lépp nag ay xibaar la yoo xamante nii ñu ngi ko rootee ci ay rapport yoo xam ni ay organisation internationale yu ci mel ni Amnesty International ak commission internationale des juristes ñoo ko def ñoom ñi nga xam ni suivre nañ dossier maître Babacar Seye ca njëlbeen ba ni muy jeexee parce que bi ñuy gëstu ci mbir mi bëgguñu woon rek sukkandiku ci ay nettali mais ay rapportu enquête yoo xamante ni wér na ak ñëpp ñi nga xamante ni tuumaal na leen ci ku ci nekk la nga wax bañ la tegee loxo. léegi nag bi ñu leen jàppee moom Clédor Sène ak Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop beneen mbir bi enquêteurs yi bëggoon a xam mooy arme bi nga xamante ni yoroon nañ ko kan moo leen ko jox fu ñu ko jëlee biñ leen ko laajee nag ñu joxe turu benn membre PDS buy wuyoo ci turu Modou Ka ne moom moo jënd arme bi ci kër sëriñ bi. après gendarmerie di wër Modou Ka parce que Modou Ka moom bi mbir yi xewee dafa dawee këram Grand Médine daw làqu Géejawaay période boobu noonu ñu ngi doon déglu maître Abdoulaye Wade ak yeneen membre PDS. moom Modou Ka bi mu demee ba dégg ni ñi ngi commencé bàyyi ay militants PDS parce que amuñu benn preuve bi ñu leen di toppee ci la demee jébbal boppam commissariat police bu Géejawaay ñu teg ko loxo di xaar procès bi mais bu ñu sukkandikoo ci Pape Ibrahima Diakhaté bi nga xam ni ci mbir mi la bokkoon nee na arme bi Samuel Sarr moo ko moomoon. ñun ñoo àndoon maître Khoureyssi Ba xam na si lu bëri maître Khoureyssi Ba moo njëkk a nekk suñu avocat xam na si lu bëri. su ma la jóomul arme bi nga xam ne moo ko rey arme Samuel la arme boobu Samuel moo ko moomoon ñi si wax ñu si bëri xam nañu Omar Ndiaye bu témoin Omar Ndiaye def naa xam nga ko journaliste moom affaire yi xam na si lu bëri mais pas xam na moom nu mu demee affaire yi si bëri xam na nu mu demee quoi ni mu débuté boo ko xam na parce que ñun xamante ni. d'ailleurs loolu moo taxoon ñu tegoon loxo Samuel Sarr jamono jooju avant ñu koy bàyyi parce que kenn mënul woon gis arme bi. jàppoon nañ aussi ku ñuy woowee Mody Sy turam ñu bari dégg nañ ko ci réew mi moom tamit bokkoon ci parti démocratique sénégalais ñu tegoon ci ndoddam ay tuuma yoo xamante ni nee nañ moo yabaloon ñoom Clédor ci vidéo bii nii moom Mody Sy di expliquer niñ ko doon torturer ci kaso bi pour que mu wax li mu xam ci mbir mi. C'est Dieu qui m'a aidé parce que ce que j'ai vécu comme on appelle comme torture, comme violence, un jour. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien puiser de moi,
fii muy expliquer moom moo di si que dañoo takkoon bëtam yi jaarloo ko ci ay yoon yu wuute pour gëlëmal ko laataa ñu koy yóbbu ci géeju yaraax ci ay xaaju guddi ne ko nag tey di nga wax mu tontu leen ni duma wax lu ëpp lu ma jotoon wax laalewuma dara ak deewu maître Babacar Seye gars yi gas bu mu xóot sulu yaram bi yépp bàyyi bopp bi mu génn di ko laaj kan moo nekk ci cerveau wu rayu maître Babacar Seye parce que moom dafa jege woon maître Abdoulaye Wade gars yi na ko waxal après dinañ la bàyyi nga ñibbi sa kër mais moom moo di si maintenir li mu doon wax ne moom xamul ci mbir mi dara gars yi di tibb ay peelu suuf di sànni si kanam gi pour que bu sonnee mu wax mais ba tey mu téye fi mu téye ne xamul ci mbir mi dara. keneen nit ku jigéen ku ñu woowee Ramata Gueye moom itam placé woon nañ ko en garde à vue laataa ñu koy yóbbu gendarmerie bu Thiès moom nag li ñu ko doon toppee mooy nee nañ dafa xam bërëb bi nga xamante nii Pape Ibrahima Diakhaté fa la nëbb arme bi ñu reyee maître Babacar Seye ci rapport Amnesty International bii nii organisation bi di wone torture yi nga xamante ni takk der yi doon nañ ko torturer ndaw si pour que mu wax fan la ñu nëbb arme bi ñu reyee maître Babacar Seye mu nekkoon dossier boo xamante nii dafa compliqué woon trop lu ëpp fukki doomi aadama ñu déglu woon leen ci mbir mi parce que bu weesoo Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté Assane Diop Abdoulaye Wade ak yeneen leaderu PDS tegoon nañ loxo aussi ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Sy parce que moom dafa ne woon xam na ñi làkku ci ginnaaw reyu maître Babacar Seye loolee taxoon ñu tegoon ko loxo mais ñoom ñëpp finalement libéré nañ leen parce que chambre d'accusation dafa jàppoon ni charge yi nga xamante ni tegoon nañ ko seen kaw doyul pour que ñu téye leen ci kaso bi ñoo ngi fàttaliku fii discours bi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade teniroon na ko. Qui m'accuse d'assassinat alors qu'il sait pertinemment que les responsables sont autour de lui et qu'en empêchant le juge d'instruction d'entendre toutes les personnes indiquées par l'arrêt de la chambre d'accusation, il commet un crime d'entrave à la justice qui, dans toute démocratie digne de ce nom, aurait conduit immédiatement le président coupable de ce forfait devant la haute cour de justice. fii maître Wade di joxoñ baaraamu tuuma nguuru Abdou Diouf bi koy jiiñ reyu maître Babacar Seye maître Abdoulaye Wade di leen wax ni xam ngeen bu baax yéen a rey maître Babacar Seye loolu moo tax ngeen lànk ne juge d'instruction bi bu mu déglu ñi leen wër te impliqué wu directement ci reyu maître Babacar Seye moom maître Wade di joxoñ Abdou Diouf naan ko da ngaa commettre crime bu rëy parce que yow yaay véritable coupable li nga xamante ni am na. léegi nag lan moo tax maître Abdoulaye Wade ne nguuru Abdou Diouf ñoo rey maître Babacar Seye benn bi mooy mbir mi dafa xew automatiquement premier ministre Habib Thiam profito def sortie sans que mu xaar takk der yi commencé enquête bi ñaareel bi mooy dañu arrêté woon benn waay ñu ne moom mooy Assane Diop ndekete yoo dañoo juumoon du moom ñetteel bi di nguur gi ci tayeef dafa jaxase police ak gendarmerie gannaaw bu mu jëlee dossier bi ci ñii jébbal ko ñeneen loolee jur mer diggante ñaari koor yi ñeenteel bi mooy ci li nga xam ni maître Abdoulaye Wade def ci sukkandiku pour tuumaal nguuru Abdou Diouf mooy bi ray bi amee te moo jaaxal ñëpp te ba léegi kenn indiwu ci ay leeral mooy nee nañ maître Babacar Seye ñu ngi ko reyee ci wetu corniche bi mais bi mbir mi amee au lieu que chauffeur bi def demi tour jubali hôpital principal jaar ci corniche bu Dakar bi nga xam ni moo gënoon jege gën a gaaw parce que jouru samedi la woon yoon yi bëriwul woon ay oto bu ko defee 5 kilomètres kese la ñuy daw yeggu hôpital en moins de 10 minutes pour que ñu sauver maître Babacar Seye mais chauffeur bi dafa wiiri jaar avenue Blaise Diagne maanaam def 2,8 kilomètres remonté marché Sandaga defaat 2 kilomètres soo ko dem hôpital principal bi nga xam ni digganteem ak Sandaga mi ngi nekk 1,9 kilomètres maanaam def nañ 6,7 kilomètres wala lu ko ëpp perdre à peu près 30 minutes ci yoon wi alors que bu ñu jëloon yoonu corniche bi mënoon nañ def diggante beeg hôpital moins de 10 minutes te bu boobaa daañu mën a sauver maître Babacar Seye loolee tax maître Abdoulaye Wade ne gars yi ñoo tay rey maître Babacar Seye dem sax ba ne ci yoon wi lañ ko rayee d'ailleurs argument boobu noonu bokkoon na ci lu sauver maître Wade ak i ñoñom mu des ci kaso bi Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop yi nga xam ni seen procès ñu ngi ko teniroon lundi 26 septembre 1994 jàpp vendredi 30 septembre ci même at bi mais ci période procès bi dafa am lenn lu ci tey xel te loolu Amnesty International bind na ko ci rapport bi nga xamante ni fësal nañ ko ci procès maître Babacar Seye li leen jaaxal mooy avocat wu ñoom Clédor Sène ak partie civile bi dañu sàkk woon li ñuy wooyee complément d'information maanaam ñu def reconstitution générale des faits ci deewu maître Babacar Seye pour xam ni complot bi amee maanaam ñu ko nas ba bés biñ koy rey lépp ñu tegaat ko ci table bi defaat beneen expertise balistique maanaam fan la arme bi jógee ak melokaanam mais loolu lépp chambre d'accusation bi dafa bañ ne duñ ko def parce que da leen di perdre le temps
ñaareelu mbir bi Amnesty International ñaawluwaat mooy période bi ñuy amal enquête bi yëpp dañu insister seulement ci membre opposition bi maanaam ay militants wu PDS mais déglu wuñu ponkal yi nga xam ne ñoo newoon ci parti socialiste jamono jooju te ñu jàpp ni ñoom génnuñ ci mbir mi ki ci njëkkoon joxoñ baaraamu tuuba mooy premier ministre bi di Habib Thiam Ousmane Tanor Dieng Djibo Leyti Ka bi nga xam ne jamono jooju moo newoon ministre de l'intérieur parce que Clédor Sène moom nee na doomi aadama yooyu yàlla na suuf foofu seen kaw xam nañ lu bëree bëri ci rayu maître Babacar Seye. affaire médecin ñi ci xam dara dëgg doo leen mës a dégg ñuy wax wala boog seen wax du ci bëri est-ce que di ngay dégg seetlu Tanor di ci wax lu bëri est-ce que di ngay seetlu Djibo Ka di ci wax lu bëri moo nekkoon ministre de l'intérieur Tanor il était à la présidence lu xew ci dëkk bi ñoom xam nañ ko Madiang Khary Dieng bi téye woon bal bi télé naan mu ngi nii foo koy dégg. Madiang Khary Dieng ministre ex-ministre foo leen di dégg ñooñu duñ ci wax dara Djibo Ka daal moo ci mujjee wax bi Abdou Diouf ñëwee ci OCI bi francophonie bi plutôt te kontaanul woon ci livre bi mu bindoon maa ngi dégg mu naan ko bu matul dina wax li mu xam ci dossier médecin di ko menacé kan moo doon wax loolu Djibo Ka moo doon menacé Abdou Diouf moo doon menacé Abdou Diouf ci affaire médecin man loolu jaaxal na ma lool. mais doomi aadama yooyu mu lim ba nit ñi génne àdduna kenn dégluwu leen ci mbir mi Ahmed Diène daal la ñu déglu woon ci procès bi ak Mamadou Diop bi ne woon maire bu Dakar ak ki ne woon directeur de cabinet Djibo Ka ci jamonoy Abdou Diouf. ci bisu procès bi nag Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop amoon nañ lu toll ci fukki avocat ak ñaar yi nga xam ni ñoo leen waroon défendre ñu ràññee woon ci maître Madické Niang waaye itam amoon na sax beneen avocat bu leen doon défendre boo xam ni Bordeaux la jógee woon pour layal leen. Pape Ibrahima Diakhaté bokkoon ci accusé yi di expliquer fii naka la ñu def ba am yooyu avocat. mais attends dama la fàtte wax ñun bi ñuy jugé est-ce que xam nga ñu ñaata avocat la ñu am xëy na peut-être boobu mooy loolu quoi da ngay gën nekk tout tànk xam nga mais bi ñuy jugé amoon nañu ay avocats yu jógee France ay ñoom Madické ma soxna kan Bigile Fall bëri woon nañu mais ñun kan moo leen fay ñun fay ñu leen de. kan moo leen fay avocat bi jóge France ku ko fay mais ñun fayuñu ko Abdoulaye Wade moo ko fay. lan moo tax nag maître Abdoulaye Wade fay yooyu avocat Clédor Sène moom nee na newul ni parce que dafa laale ci mbir mi mais nee na ñoom dañu xamanteeg Abdoulaye Wade li jiitu reyu maître Babacar Seye. gis nga 88 bi ñu xeexee xeex ba pare ba opposant yëpp génn. Maître Wade dafa ni xale yi ñan lañu ñu doon déconné ñu reculer régime bi ñan lañu mu ni def ñu bëgg gis ku ñu wax Mody Sy indi ñu ci moom. kan ci Mody Sy waaw mu toog Abdoulaye Wade toog Ousmane Ngom toog mu wax ni mais ñun li ñu def ni lan moo tax ñu def ko. boobu man maa yoroon kàddu groupe bi ma ne ko ñun de dañu jàpp ne ñun ay jeunes chômeurs lañu ay étudiants lañu amuñu liggéey te bëri nañ fi ñun li ñuy yóotu pour tedd yow am nga ko mooy ñun kër soxna njaboot compte bancaire bu duun ma ne ñun dañu jàpp ni loolu yëpp am nga ko léegi yow loolu yëpp boo ko amee ba noppi di xeex ba ñu la ci tëj kaso ba ñu la ci agressé parce que dañ ko daan agressé tamit dama xalaat ni pour ñun la donc ñun pour participer ci effort de changement boobu loolu moo tax ñu jéem a peser ci balance bi mu ne ñu dama bëgg ngeen jël sama carte parti ngeen militer parce que man dama soxla ay ndaw yu mel ni yéen. pour ngeen dem militer PDS. PDS waaw fekk ñun diisoo ne ñun duñu militer ci benn parti. ci bisu procès bi Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop ñoom ñu ngi maintenir seen dernière version maanaam jàpp nañ ni rayu maître Babacar Seye parce que simulation la ñu bëggoon def te ki leen ko sant mooy Ahmed Diène jege woon trop premier ministre bi fi newoon di Habib Thiam mais moom Ahmed Diène bi mu teewe woon ci bisu procès bi dafa ne musul xam Clédor Sène ki fi newoon maire de Dakar muy Mamadou Diop ak directeur de cabinet ministre de l'intérieur jamono Abdou Diouf ñoom nee nañ rayu Babacar Seye ñu ngi koy yëgee comme bépp Sénégalais ni mu koy yëgee. léegi nag mu des avocat wu ñoom Clédor Sène yi nga xam ni ñoo war a xool naka la ñuy def pour layal seeni client
ci bisu procès bi nag ñoom avocat yi li ñu wax mooy mënuñu jàpp ni ñoom Clédor ay coupable lañ lan moo tax parce que defuñu li ñuy woowe reconstitution générale des faits pour am complément d'information tant que loolu amul mënuñu wax ni ñoom Clédor Sène ñoo def crime bi ñaareelu mbir bi avocat yi fësal mooy expertise balistique bi nga xam ni benn médecin colonel bu ñuy woowee Bresseau moo ko def respecté wul norme légale yi maanaam jaarul yoon parce que wanewul ba xam bal bi rey maître Babacar Seye ci biti la jugee dugg ci biir wala ci biir oto bi lañ ko tiiree bal te itam ba tey avocat wu ñoom Clédor Sène mooy wax xamuñ ba xam ki ko def dafa nekkoon en mouvement maanaam da doon daw wala dafa jàkkaarloo woon ak moom muy maître Babacar Seye tiire ko bal te nee nañ loolu lépp expertise balistique bi daf ko waroon fësal mais bu ñu càmbaree document wu expertise bi wanewul loolu lépp. kon li ma gëm ci affaire boobu ba tey dëgg gi kenn xamagul fan nga féete ndax lépp loo xam ni mënoon na tax dëgg feeñ booba jamono jooju gouvernement bi fi nekkoon dafa fexe ba dëgg bañ feeñ loolu laa feeñal si pour que triomphe la vérité li nekk dañ nañ ko mës nga gis meurtre boo xam ne ñu rey nit kenn deful reconstitution des faits kenn delluwaatul foofu nangu woonu def expertise balistique pour wane ni bal bi rey fan la jógee nangu woonu ñu dajale témoins yu bëri loolu moo wane ni ñoom dañu doon pëtëm affaire bi pour atte. donc thèse officielle bi ñu servir yow ba tey d'accord. ba tey d'accord genre que ñoom Clédor Sène ñoom ñoo rey maître Babacar Seye. ba tey d'accord ma si ñetteelu layu avocat wu ñoom Clédor Sène yi mooy kàddu chauffeuru maître Babacar Seye bi ak garde du corps bi dañoo wute maanaam ñoom ñaar bu kii waxee jaar nii keneen day wax jaar na le alors que ñoom ñaar kese ñoo newoon ci oto bi nga xam ni fa lañ rayee maître Babacar Seye en plus nee nañ bi mbir mi amee au lieu que ñu def demi tour muy chauffeur bi ak garde du corps bi pour dem principal jaar ci yoon wi gën a gaaw muy corniche bi dañoo dem avenue Blaise Diagne jaar marché Sandaga soog a dem hôpital ñoom avocat wu Clédor Sène yi jàpp ni ci diggante boobu noonu la ñu sàkkalee pexe maître Babacar Seye mais pas ci wetu corniche bi. kii di avocat général bi nag bi mu jëlee kàddu moom li mu wax mooy bëggoon nañ def reconstitution générale des faits maanaam xam mbir mi nu mu amee mais nee na jamono jooju ñoom Clédor Sène ñoo ne woon pareeguñu pour def boobee reconstitution. leneen aussi li ñu préciser mooy li tax médecin colonel Bresseau présenté wul expertise balistique bu jaar yoon mooy gisuñu woon arme bi rey maître Babacar Seye ñi nga xam ne dañ leen tuumaal dañoo lànk ne duñu wax fi ñu nëbb arme bi. leeral nañ aussi que ni maître Babacar Seye bi ñu koy tiir ay bal dafa génn àdduna ci saas yi parce que balu fetel bi dafa laaloon directement cerveau bi. gannaaw ba ñaari parti yooyu yëpp nag layee ba noppi chambre bi tënk ay poñ bi ci njëkk mooy nee nañ kàddu Clédor Sène yi ak Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop buñ ko càmbaree depuis le début day wane ni ñoom ñoo rey maître Babacar Seye ci seen coobare bopp. ñaareel bi ñu ne témoignage yi ñuy recueillir yëpp jàpp nañ benn mbir mooy maître Babacar Seye bi muy génn conseil constitutionnel mi ngi fa génnaale ak bakkanam ci yoon wi la génne àdduna. ñetteel bi ñu ne bu fekkoon ni ñoom Clédor Sène dañu bëggoon def li ñuy woowee simulation maanaam jóguñ woon pour rey loolee du toj vitre oto bi maître Babacar Seye duggoon dem sax bay blessé garde corps bi. ñeenteel bi ñu ne lan moo tax xamuñu ñan ñoo yebal ña rey maître Babacar Seye mooy Clédor Sène moo maintenir li nga xam ne mooy mystère bi maanaam bañ a wax. juróomeelu poñ bi ñu sàkku ñu bàyyi ki ñu woowe Modou Ka bi ñu ne woon moo jënd arme bi kër sëriñ bi parce que Clédor Sène moo ko tuddoon taxaloon ko ci mbir mi moom Clédor Sène moo wëlbatikuwaat ne Modou Ka yoonam nekku si. gannaaw bu ñu tënkee poñ yooyu avocat général bi sàkku ñu teg seen kaw li nga xam ni yoon santaane na ko ci noonee lañ leen déclaré coupable complot ak rayu maître Babacar Seye. Clédor Sène ñu teg ci kawam ñaar fukki atu kaso maanaam 20 ans de prison Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop ku ci nekk ñu daan ko 18 ans d'emprisonnement maanaam fukki atu kaso ak juróom-ñett Modou Ka moom ñu bàyyi ko toppee duñ ko dara. 3 avril 2000, Maître Abdoulaye Wade reçoit les attributs du pouvoir des mains de son prédécesseur Abdou Diouf après 26 ans de lutte. Le nouveau président de la République à qui est entièrement dévolue la définition de la politique de la nation présente aux Sénégalais sa vision du développement. Élection présidentielle yu 2000 yi jot Abdoulaye Wade ñu fal ko président de la République du Sénégal ñaari at lañ ci teg moom Abdoulaye Wade maanaam en janvier 2002 mu libéré Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop. En 2005 député PDS bii di wuyoo ci turu Ibrahima Isidore Ezan dugal assemblée nationale benn projet de loi mooy loi Ezan bi ngeen di dégg saa su ne
objectif loi boobu nag moo nekkoon dindi bépp infraction maanaam bépp ñaawteef bu doomi aadama def diggante 1er janvier 1983 jàpp 31 décembre 2004 te jëf yooyee laaleeg élection wala leneen lu nduroog politique moo xam ñu jugé ñi ko def wala atteguñ leen loolu di article 1 loi boobu noonu. bu ñu demee ci article 2 bi ñu ne loi bi day dindi bépp daan bu ñu tegoon ci kaw doomi aadama yi nga xam ni dañoo laaleeg dossier wu maître Babacar Seye moo xam ñu jugé leen ba pare wala jugé guñ leen ñu proposé loi bi assemblée nationale mu jàll. loolu moo tax ñu amnistier Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop kenn toppeetu leen dara ñu setal leen ci wàllum yoon. ñun Abdou Diouf moo ñu naroon njëkk a amnistier. Abdou Diouf. wallaahi. ah bon waaw 96. parce que dañu waroon a bokk loi d'amnistie ak rebelu Casamance mais Abbé Diamacoune moo yàq loolu parce que fu woon def déclaration ñu jox ko télé bi benn mois de décembre mu wax waxu indépendance Abdou Diouf génn ci affaire bi man amul benn gouvernement bu ñu mënoon a téye en prison gis nga même opposition bi wax ay Amath Dansokho yooyu ñoom bu ñu nekkoon président dañuy bàyyi te loolu bu leeroon ne ñun la kon kenn waxatu ko yow mës nga gis ku rey institution bi gën a kawe institution judiciaire bi gën a kawe mooy conseil constitutionnel nga rey vice président bi ñu war la àtte ñan ñoo lay àtte ay magistrat ne moom ay mbokkam yow mënoo sax am perpétuité yéen a ngi sur cour d'assises yi du ngeen ci dégg ñu tëj ay perpétuité ñooñu rey ñu magistrat ah lu day ni république li ko représenté institution judiciaire ñu porté ko atteinte à ce niveau là nga jàkkaarloog ñi nga désigné comme coupable te boobu y avait la peine de mort c'était pas encore aboli Abdoulaye Wade moo abolir peine de mort amuñu peine de mort amuñu perpétuité ñuy wax circonstance atténuante ñu ne bëgguñu circonstance atténuante mais dafa am leneen lu waraloon procès bi donc ñàkk leer googu moo fi ne ba tey. boobaak léegi nag pënd bi wureegul ci dossier wu maître Babacar Seye parce que problème bi gën a rëy ci mbir mi mooy xamuñu ba léegi ñan ñoo yebal ñi rey maître Babacar Seye loolu ëlëm njabootam ëlëm itam xelu sénégalais yi te ba tey ñëpp ngi sàkku mu leer. am na ñoo xamante ni nag doon nañ ci dox ay tànk di ko jéem a lijjanti mais la leen ca fekk neexu leen Talla Sylla ci la bokk loolee sababoon ñu dóoroon ko ay marto ba waxatul lu ci jëm. moo tax man la le fait que procès amul tax na lu bëri xamuñu ko c'est parce que j'ai mené une enquête depuis des années yu bëri avant même la première alternance j'ai mené une enquête sur l'affaire maître Babacar Seye qui m'a poussé même à aller en prison dama dem prison uniquement pour jege ñañ fa dugaloon ndax loolu nekk naa fi prison Rebeuss maa def li tax ñu yóbbu ñu ma fa bi ma demee ba ñu condamné ma dese 1 mois man def naa li tax ñu yóbbu ma ñu jëlee ma Rebeuss yóbbu ma Camp pénal parce que 5 mois yi ma fa defee dama sonal régisseur bi te loolu c'était pour jour bu ma décidé ñu yóbbu ma fële daañ ma ko yóbbu loolu yëpp maa ko def ci sama enquête la bokkoon maintenant ñi ko waroon a xam nañ ko bañ ko xamee te xam ne man am naa sañ-sañu li ma bëgg a wax ma wax ko te su ma ko waxee dina indi leneen loola moo waral loolu les gendarmes yi doon mën a enquête bi xam nañ loolu ñi nga xam ne ki nga xam ne moo doon doyen des juges à l'époque doon mën a enquête xam na loolu defe naa ne bi mu demee ba aboutir à peu près ci même conclusion yi que gendarme yi dañ ko yóbbu Burkina Faso. ñi nga xam ne teg na leen tuuma muy Clédor Sène Pape Ibrahima Diakhaté ak Assane Diop gannaaw bañ leen libéré seeni yoon dafa wuute Assane Diop moom génn na àdduna gannaaw ba mu amee ay laq-laq ci benn gaz bu explosé woon Clédor Sène ak Pape Ibrahima Diakhaté ñoom seen diggante neexatul parce que Pape Ibrahima Diakhaté moom dafa jàpp ni Clédor Sène day chantage maître Wade donte moom Clédor Sène weddi na ko ba mu set. Clédor fay nañ ko appartement li may wax nii yoon am na ci bu dul dégg na porte plainte man am naa xam naa li may am naa preuve li may xam naa ko quoi te doful on l'a donné beaucoup d'argent aussi doon na fi temps yu El Hadj Diouf boo seetlu El Hadj Diouf yónnee na fi benn 2002 oto bu ñu coow quoi xam nga ban rangeur la c'est pas mais moment boobu mu koy benn rangeur bi jël xaalis bi cher jël xaalis bi. kon ñu riche kon ñu am ay kër ay immeuble kon ñu riche. kon ne xaalis boobu ñu doon wax amul. ñun amul non amul ñun mënuñu sax jot ci Ablaye Wade
bi ngeen génnee. bi ñu génnee musuñu toog ak Ablaye Wade. ah bon. wallahi al azim. moom Clédor Sène ne bañul ñu ubbiwaat dossier bi pour mbir mi leer. dafa dul lu ndaw. affaire du médecin bi. dafa am lu ñu sele ci kaw. léegi maa ngi leen di ñaan ñoom majorité parlementaire mais ñu lever ñu abroger loi bi. maa ngi ñaan magistrature sénégalaise magistrat yi ñoom ñi nga xam ne seen mbokk la ñu boom seen supérieur conseil constitutionnel nañ ci jàpp pour ñu mën a ubbi dossier bi balaa man yàlla di ma fi jële ndax mu leer ndax maa ngi nii léegi fu ñu ma woo mu ñaari institution yooyu judiciaire ak parlementaire lillaahi wa rasulihi nañu boole seen doole ñu yëkkati mbir mi mu leer. ak lu mënti am njabootu maître Babacar Seye ñoom ñi ngi xaar ba léegi yoon leeral dossier wu seeni waajur te ñun jàpp nañ ni mooy li war ndax benn newlu woon n'importe qui ci réew mi ñaareel bi mooy liggéeyal na Sénégal ci ngor ak dignité ba li ko dal fekk ko ci naam ñi ngi sax di ñaan suñu borom xare ko àjjana te am nañ ci yaakaar mais li ñuy ndëppal nañ ko sulli ngir ay doomam wala ay sëtam mën a am jàmm ci mbir mi. parce que comme ni ngeen ko suivre ñenn kese la ñu toppoon ci mbir mi mooy ñi ñu jàpp ni ñoo amal ray bi mais ñan ñoo leen yabal ku ci nekk mën nga ci def sa jàngatu bopp mais yoon daf ko war a statuer mu leer naññi te loolu la bépp sénégalais di sàkku ba léegi donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.